jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës tañ am yi dañu forom fàcce ko Serigne Assane Mbacké caabi féete na ko ginnaaw procureur de la république ngëb na ko daal di koy yóbbu kaso gannaaw ba ñu ko tuumale ne loxoom dafa laale ci saccage muy bureau de vote yi ñu yàqoon ci Touba keroog ci bésu wote bile maître Amadou Sall yëkki ay kàddoom kon daal di sàkku ci Macky Sall ak nguuram mu bàyyi Serigne Assane Mbacké mi mu jàpp ndax li ñu koy tuumal defu ko buy jàpp di am nañu jàpp seen bopp ndax li xew ci Touba yëpp ñooma ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne nii moom la ci rotal élection présidentielle 2019 yi ñuy dëgmal maître Abdoulaye Wade génn na ci njiitu réew mi Macky Sall ci am ndaje mu yaatu mu doon séq ak taskatu xibaar yi moom njiital coalition gagnante Wattu Sénégal ma ngay xam ne partem di PDS dootul bokk ci benn élection boo xam ne nii Macky Sall ci boppam moo ko organisé ci biir xibaatam daa ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne nii moom la ci rotal dara doxatul ci diggante liggéeykat ya nekkee ci yéenekaay gi di La Tribune ak seen njaatige Bougane Gueye Dany gannaaw bu mu jëlee dogal daal di yóbbu chômage ñenn ci ñoom ñi nga xam ne ay liggéeykat lañu nekkoon ci groupe des médias nee nañu mbir mi duñu ko bàyyi mu jàll bind nañu ab kayitu clamé daal di koy jébal waa inspection du travail ci biir xibaatam daa ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne nii moom lañ ciy rotal kon mbokk yi lii mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. bismillah ci xibaar yi ubbeekook wàllu politique Serigne Assane Mbacké caabi féete na ko ginnaaw procureur de la république ngëpp na ko daal di koy yóbbu kaso gannaaw ba ñu ko tuumalee ne loxoom dafa laale ci saccage muy bureau de vote yooyu nga xam ne ni yàqoon nañ ko ci Touba keroog ci bisu wote bile maître El Hadji Diouf doon kenn ci wookaay yi koy layil ne Serigne Assane Mbacké dañu kaa jaay doole tëj ko waaye lii ñu koy tuumal defu si dara maître El Hadji Diouf yemu ca waaye ma ngay dànqaafu nguur gi di leen xamal ne doole mën naa mën dëgg waaye dëgg rek ay mujj lu jëm sax ci kàdduy maître El Hadji Diouf yooyu daañu ci dellusiwaat ak suñu naataango bii di Mamadou Makhtar Sarr maître Amadou Sall moom it yëkki ay kàddoom daal di saa ko ci Macky Sall ak nguuram mu bàyyi Serigne Assane Mbacké mi mu jàpp tëj ci kaso bi ndax li ñu koy tuumal defu ko bu ñu demee bay jàpp nañu jàpp seen bopp ndax li xew ca Touba yëpp ñooma dañoo taxawoon ngir xañ lu ci toll ak 200 junni ci ay doomu aadama ñu wote askan woowee nag ñoo mer daal di wane seen bopp maître Amadou Sall ñu teewlu ko ci micro Assane Gueye. De 300 000 électeurs inscrits que jusqu'à 12 heures, aucun bureau de vote n'a pu commencer ses opérations électorales. Et ce sont les populations qui l'ont fait. lu ëpp ñetti téeméeri junni doomu aadama bindu ngir wote ci élection yi ñoom ñu bëgg leen ko xañ ba midi am bureau de vote yoo xamante tijjiwul askan wi ñoom ñoo mer ñoom ñoo saax-saaxee li nga xamante ne mooy bureau de vote yooyu sa Touba suñu responsable bi nga xamante ne nag teg nañ ko loxo moom yoonam nekkul ci mbir yi ndaxte bi affaire yi di xew moom mi ngi woon ci bureau préfet bi ñoom un document audiovisuel, le document audiovisuel qu'il a fait est un document audiovisuel qui a été fait après les événements. ñaar ñi ngi doon waxtaan kon kooku mënul jox kenn ndogal ngir mu am lu mu def li ñuy def nii yëpp ñoom ñoo ko tey dañoo bëgg rek takkal suñu coalition bi jëm ñoo jaxase ak waa Touba ak yenn ci kilifay Touba yi waaye loolu du jàll lii dara warulu ko lu dul seenub télé ak seenu mbëggub sàcc élection yi loolu rek a tax coow lii am waaye ñun duñ ci dara ñoom sax te xam nañ lii du jàll. d'empêcher les Sénégalais de voter qui a permis de faire de. élection présidentielle 2019 yi ñuy dëgmal maître Abdoulaye Wade génne na ci njiitu réew mi Macky Sall ci am ndaje nag mu yaatu mu doon seq démb ak taskatu xibaar yi moom njiital coalition gagnante Wattu Sénégal ma ngay xam ne partem di PDS dootul bokk ci benn élection boo xam ne nii Macky Sall ci boppam moo ko organisé duñu ci teew te duñu seetaan benn yoon moom mu teew ci te li ci kanam nag raw li gëtt maître Abdoulaye Wade ay kàddoom Assane Gueye moo ko tekki ci wolof. Nous voudrions simplement que vous nous compreniez. Lorsque nous disons que nous ne voulons plus à l'avenir participer à des élections organisées par Macky Sall. dama bëgg rek ngeen comprendre ñu suñu naan ñun dootuñu bokk ci ay élections yoo xamante ne Macky Sall moo ko organisé ndaxte mënuñu bokk ci ay mbirum caaxaan du ma ne sax dootuñu bokk ndax duñ ci yem dootuñu ko may sax laa la wax muy organiser ay élections yoo xamante ne ci ay caaxaan la ko lal fii ci Sénégal mën nañoo bañ a gëm nag def lu ko neex. S'il le fait, c'est même pas la peine qu'il se fatigue pour 2019. Si ce qu'il veut faire, il n'a qu'à attendre 2019 et se proclamer non seulement élu mais super élu. waaye bu boobaa dina xam ni lépp dëgg la li ci kanam raw li bët ndaxte duñu mës a nangu bokk ci ay élections yoo xamante ni Macky Sall moo ko organisé wala sax ñi nekk ci nguuram te ñun duñ dugg ci ay yëfi caaxaan bu ko neexee sax bu mu sonal boppam na bàyyi ba 2019 rek mu ne moom moo gagné bu mu sax organisé ay élections waaye bu boobaa dina xam ne ñun la koy defanteel duñ ko mës a may muy caxat-caxatee li nga xamante ni moom mooy yoon duñ ko bàyyi sax muy organisé ay élections yoo xamante tegu ko ci yoon. Électoral comme celui-ci. C'est deux choses différentes.
nous ne participerons pas, mais nous ne le permettrons pas. Ça aussi, c'est l'avenir qui va juger. coalition gagnante bu maître Abdoulaye Wade dàq nañu kon juree fi tukkee ci élection député yi nga xam ne nii moom lañ doon amal ni ki fanweeri fan ci weeru sulet yu ñu génn ci am ndaje nag mu yaatu mu doon amal maître Abdoulaye Wade ak ñoom xam nañ ne du yàgg dara daañu génne ab téere boo xam ne lañ ci jublu mooy siiwal pexe ak yoon wi Macky Sall ak nguuram jaar ba luubal yi la élection ndaje moomee Assane Gueye Mami Kanté lañ fa yabaloon. wote ngir pal député yi ñu amal si fanweeru juillet ba tey coow li jeexagu si coalition bi ëmb parti yi nekk ci kujje gi di wuyoo si wattu Sénégal ñoom jàpp nañ ne yile wote du dara du dul ay caaxaan maître Amadou Sall bu parti démocratique sénégalais. affaire yu luubal parce que dañ ko luubal nag du lenn dul ab càcc rek parce que suñ ko waxee suñ ko rafetalee ab càcc la suñ ko rafetul ab càcc la parce que càcc weesuwul ay nit ñëw am seen carte nga jël seen carte ne doo leen ko jox la ca topp mooy sabotage. dañu def bureau yi dañ ko jaxase ba nga xam ne bi bureau yi tàmbali wuñu woon a voté. moom njiital tekki Mamadou Lamine Diallo ñi mu duut baaraamu tuuma mooy Sénat ak conseil constitutionnel. La Sénat, je l'ai poursuivi jusqu'au bout pour qu'elle nous dise selon ses attributions. ñun nag dinañ topp waa Sénat ba fu mbaxane doone benn ndax lu ñu nemmeeku ci wàllum séddale carte d'identité biométrique yi dafa doy waar ndaxte ñun laaj nañ leen limu carte d'identité yi waaye dañoo lànk bañ ñu ko wax te pourtant waa Sénat xam nañ lim bi ndax fii nii ci réew mi képp ku jot carte d'identité di nga signé mu leer nañ ñoom xam nañu fépp fu carte d'identité mënu dugg ci mim réew bi rek am na luy firndeel ni carte d'identité dugg na fa comme ñoom lim bi xam nañ ko dañoo lànk wax rek lii nii yëpp nag boo ko gisee dara wund ko lu dul saboté ak càcc élection yi donc ndaxte règlement yu CEDEAO tëral dañ kaa jalgati ndax ñoom en pleine campagne ñu jàpp règle yi di ko salfaañi li ni mel di yoon. En violation flagrante et ouverte du protocole de la CEDEAO en pleine élection en pleine campagne électorale par 2 fois ils ont changé les règles du jeu. Mamadou Diop Decroix moom di woo Sénégalais yépp ñu takku taxaw ndaxte jàpp na ni Macky Sall am na lu muy wàcc ci atum 2019. Tout citoyen qui a le droit de vote. képp ki nga xam ne yoon may na la nga voté dañ lay interpellé ndaxte njiiti réew mi lu mu wax loolu dafa doy waar nee na élection yi jàll na ci yoon te li ni mel ñëpp xam ne demeewul noonu rax si dolli muy félicité ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Daouda Diallo te Abdoulaye Daouda Diallo ñëpp xam na ni dafa fi dara dañ kaa war a wàccee waaye terewul ba tey ñoom ñoo nekk ay minoritaire ndax ñun ñoo leen ëppalee lu ci gën a doy waar te jaaxal ma mooy muy wax ñooñam mi 2019 maa ko res. En 2019 maa ko res. ñaari ay bés gannaaw bi ñu ko amalee élection législative yi ñu amal ci fanweeri fan ci weeru juillet ba tey mi ngi wéy di yëngal làngum politique bi kuréel gi ëmb parti yi nekk ci kujje gi di wuyoo ci wattu Sénégal ñu jàpp ne yële woote du dara lu dul ab théâtre fas yéene nañ taxaw temb ngir janook ñi def yële njumte. jaajëf Assane Gueye sagar nag da ngay xeeñ fële ci Oggo ngir ñu fa xamul ab gox la boo xam ne nii ma nga nekkee fële ci diwaanu Fuuta ndaw yi boote ci ginnaaw Khalifa Sall mi meeru Ndakaaru la ko saay nañ ba dëgër fas yéene jàmmaloog seen meeru gox ba Abou Diallo lañ koy wax gannaaw bu mu jàppale kon juróom ci seen ñooñ daf leen a tuumal ne dañoo dóor yaayam te loolu dara amu si mbir mi du lenn lu dul politique Youssou Mbow ak ñi ñoom ña ngay artu kilifay affaire yi nekk ci diwaan ba que fitna mi ngi nelaw kon te yàlla bëggul ku ko yee Youssou Mbow ñu teewlu ko ci micro Abou Kane. ñoo ngi fii tey ci tribunal Matam dañ fi am 5 jeunes yoo xam ni Thiankoon la ñu dëkk bokk ci Manko Taxawu Sénégal ñoom la ñuy jaabanteloo brigade gendarmerie Ourossogui depuis 5 jours démb nag ñu def leen garde à vue tey ñu defeere leen au niveau du tribunal jàngat bi ñu siy def nag mooy li ñu leen téye politique kese la parce que ñoom ay jeunes yu courageux lañu bi ñu élection yi jibee dañoo dem bañ a làqatu ci gannaaw APR ñu taxaw ne ñoom Manko Taxawu Sénégal la ñuy xeexal ci loolu nag la maire Ogo bi nga xam na ni que amul benn réalisation bi mu def Ogo incompétence am tax na population bi yëpp rejeté ko mu mer ci mu ñëw nag ne moom dina leen tëjlu ki nga xam ne nag tëkku na la ne dinaa la tëjlu élection passée ñu convoqué la day nuru ni que justice su Sénégal dañ koy instrumentaliser li ñu si bëgg a wax nag mooy dëkk bi ñun ñoo ko moom te gis nga trop d'injustice day indi anarchie trop d'injustice day indi vengeance tey liste détenus politique moo ngi commencé di bëri ci dëkk bi de dafa doy ñii nga xam ne nag dañ fi téye tey d'une manière politique lañ leen téye parce que li ñu leen di reproché amul dara lañ si def li ñuy ñaan mooy nañ leen bàyyi ci jàmm ak salaam fitna bu ko kenn yee te actuellement nii responsable APR yi nekk ci département Matam fitna la ñuy jaay nit ñi doole la ñuy jaay nit ñi doole nag yàllaa ko yor ñun fi ñu ne fa la ñuy continuer di nekk.
mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci Youssou Mbow gannaaw ba ñu fësalee seen taxawaay ci jongante tabbu député yi ñi nga xam ne ay candidats indépendant la ñu mbetteel la ñu am ci yile élection gannaaw ba ñu gisee ne askan wi joxuñu leen bopp benn yoon ak ni ñu toll woon yëpp amul kenn si ñoom ku ci am poste député. Professeur Mamadou Aliou Diallo di ko xam ne ni xam-xamam dafa màcc ci wàllu yoon di jàngale ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ne di dafay wane ne askan wi ba tey ñu ngi jox bopp politiciens yi teg ci ñoom indépendant yi amuñu doole ak pexe ngir mobiliser askan wi professeur Mamadou Aliou Diallo ñu teewlu ko ci micro Khadissi la dañuy dëppee ay candidatures individuelles au Sénégal amuñu doole bi nga xam ne bii maanaam amuñu également organisation maanaam nu ñuy tëralee seen i doxalin amuñ organisation boo xam ne bii mën na am maanaam bayre ci askan wi parce que dañuy xam ne parti politique rôle am mooy d'abord parti politique dafa nekk loo xam ne li dafay dajale ay nit ñi buy ñëwee dañu bokk xalaat bokk gis-gis bokk lu ñu bëgg su ko defee ñoom balaa jongante yi di am dañoo dem ci dëkk yi ci gox yi ci diwaan yi diwaan bu nekk am nañu fa koo xam ne kii wala ñoo xam ne ñoo leen di représenté ñu préparé élection yi bu baax avant élection yi di ñëw candidature indépendante wala parti yoo xam ne ay parti ñoom rek kenn ñoo demal seen bopp amuñu organisation boobu ci réew tubaab bi am na lu ñuy wax réseaux sociaux am na lu ñuy wax média yi maanaam ñoo taskati xibaar yi média yi ñoom maanaam ay Facebook ñoom ay Twitter am nañ ay kuréel yoo xam ni lépp loo xam ne li nit def na ko dañ koy fësal boo xoolee léegi en dëkk bu tudd mel ni France kenn rek mën na génn bu fekkee am na benn xam-xam wala ay idées yoo xam ne ñoom yaakaar na ni idées yooyu population bi ànd nañ ci dafay fës carrément te su ko defee ñoo ko def la promotion pour mu mën a jàll loolu ñuy jàngat loolu moo tax fu mu nekk nii ñun au Sénégal boo nekkee candidat indépendant maanaam bu la kuréelu ay parti yu bëri kii jàppalewul pour nga jàll ci élection yi dafay xaw a jëf am bi maanaam doole bi ci alal am na solo parce que fu mu nekk nii suñu réew maanaam boo ñëwee rek ne leen man dinaa leen defal lii man socialiste la bu ma jëlee réew mi lii ak lii laay defal réew mi loolu en réalité dafay dugg ci biir nopp génn ci bëri nopp li soxal askan wi parce que askan wi dañoo ndóol la ñu wax dëgg dañoo am ay difficulté ñu ci ëpp bokk boo ñëwee seen kanam di leen naan bu ma jëlee pouvoir bi lii ak lii laa def fii lay duggee génnee fële li leen soxal mooy nga may leen 1000 francs léegi may leen 5000 francs léegi ñu woteel la ku nekk dem sa yoon. Mamadou Aliou Diallo dara nag doxatul ci diggante liggéeykat yi nekk ci yéenekaay gi di La Tribune ak seen naataango wala ak seen njaatige bi di Bougane Gueye Dany gannaaw ba mu jëlee dogal kon daal leen yóbbu chômage technique ñi nga xam ne ay liggéeykat lañu nekkoon ca groupe des médias nee nañu mbir mi duñu ko bàyyi mu jàll. bind nañu ab kayitu clamé daal di koy jébal waa inspection du travail ab ndaje lañ doon seq ak taskatu xibaar yi Cheikh Ndongo mooy ndeyteefu SYNPICS section groupe des médias am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko ci micro soxna Khadissi la dañoo taxawal section syndicale bi le 14 juillet. installé ba léegi waa ji dafa mel ni ku jëfur yaramam tàng lool Bougane tenir na ay réunion yu bëri menacé nit ñi xëpp nit ñi ne non journaliste yi duñu dara mu teg ne foofu la yemul foofu mu xëy rek arrêté contrat wu ñaari xale yoo xam ne ñu ngi fa depuis juillet 2016 ñu def contrat à l'essai maanaam contrat boo xam ne ñaari parties yëpp dañuy ku nekk day seetlu sa morom maanaam su doxee ñu continue signer le contrat su doxul mën nañ bàyyi à tout moment bi ñu ko defee loolu jàll mu concluant ñu signé leen ay contrat à durée déterminée bu 2 ans février 2017 waaye bi ñu tegee syndicat bi rek mu xëy créer beneen contrat boo xam ne xeetoo amul sax ci législation du travail parce que dafa nekk contrat bi ñuy signé ñoom contrat wu durée déterminée la waaye dañ cee raax essai wu 3 mois mais loolu ay kàcc la parce que loolu bokkul woon ca la ñu signé woon ñoom ñooñu ne seen lii du seen signature lii nag dafa garaaw ñenn ñu mu notifié leen ne yóbbu naa leen chômage technique maanaam yéen daal dem leen ngeen toog doo leen lekk doo leen naan doo leen faju ba 3 mois te article L65 benn article rek moo wax ci code du travail affaire chômage technique te da koo encadré sax te li tax mu yox chômage technique xeeñul sax des médias nañ ko xeex dañ ko defanteeg moom ba mu saf sap lépp loo xam ne yoon may ñooñu ko dinañ ko def dem nañ inspection du travail dossier baa ngi cours su jugee foofu dina dem atterrir su juge bi parce que foofu fa la na ma xam ne doone benn fan la ñuy àttee dinañ xam ndax dëkk bi Guèye la sant wala leneen.
Cheikh Ndong UNCS doon benn ci kuréel yi fi ne tey sàmm ak yelleef way jëfandikoo kat yi ña ngay yëglu seen i kàddu lañu yëkkati ñuy sàkko ci nguur gi mu xoolaat taxawaayam jëm ci yokkuteem njëg yi lee tabaski bi ay fan yu néew moo ci des te gis nañ ne ñii di commerçant yi ñu ngi tàmbale laxas janti yenn njëg yi lee ab ndaje la ñu doon seq ak taskatu xibaar yi Victor Pereira moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro soxna Mamou Diaby Gassama. ñu ngi jege tabaski te seen nañu di li xewoon fii ci Korité waratul xew pomme de terre bi amuloon prix yokku oignon bi tam soble bi même chose déjà fi ñu toll ci région yi ay Ziguinchor ak yooyu ñu ngi jaay kilo bi à 700 francs te du yoon te suñu bàyyi noonu muy law dinañ dem ba xëy na sax ñu ne ñu manqué na amatul am na réunion boo xam ne war nañ ko nit ñi war nañ ci toog pour seet ndax mën nañu lever gel bi ñu def ci importation oignon bi nga xam ne bitim réew lay jógee. production locale bi wóoruñu ni dina doy ñëpp a constaté ni bien que état bi jël na décret boo xam ne day réglementer secteur ba wàññi loyer yi mais ñii loué am nañu pexe boo xam ne dañu dem di servir nit ñi ay kii ne leen bon voilà léegi da ngeen jógee ci kër gi parce que dañu ko war a tabax dama ñëw dëkk si ak yooyu te suñu paree tabax rek daal di augmenter loolu jaaduwul léegi dañu bëgg a attirer attention état bi ne lim fi tegoon kenn respecté wu ko. ñi ko bëggoon defal benn rapport ne nit ñi kontaan nañu à 80% ay naxaate dong la ñun union de consommateurs dañu bind état bind rek la ñu mën su fekkee nag solution amul ñu continuer def li ñuy def on n'exclut pas woo nit ñi ñu def benn marche pacifique. Victor Pereira askan woo dëkkee fa la ci cité Bastos 1 nekk fii ci Castor xamatuñu luy nooy di safa ndox mu bon mu xasaw xund moo jaxasoog ndoxu taw bi di balleekoon ci rigol yi daal di sanjaafu seen dëkkuwaay yilee sonn nañu lool ba tax ñu yëkkat seen kàddu di sàkku ci kilifa yi ñu gestu leen Rokhaya Ndour Sayda Mariama Ndiaye demoon nañu seeti ji leen ñu teewlu leen ci reportage. ay tata ndox yu ànd ak salte doon lu ñu ràññee ca cité Bastos 1 askan wa fay yeewoo tiit ak jaaxle ci seen dëkkuwaay rawatina ci nawet bi. te il faut ñu fermer ko buñ ko fermer wulee il faut ñu ubbi canal bi foog ñu ubbi ko buñ ko ubbilee suñu néeg yi lay jëm bu ci douche foog moo tax xale yi di ubbi foofu am na ci ku ci mos a surux sax ba mu nga génnee fële ci camp bi. gaa yi tamit seen gàtt xel dañuy jël mbalit yi di def ci biir yëpp ci biir dafa fees del te defaruñu ko te foofu la ndox ma waroon jaar di dem nag. ñu nag dañoo bëri jafe-jafe lool su nawet accès ndax ndox yëpp fi la ñuy dajaloo bu ñu fi dajee nag te point basse la ñu nekk ndox mi du dem ay xar yu dee ay mbalit ay mbuus ñoom dong fa ne néeg yéeg saal yéeg yëpp day fees bay tëmb li ñuy yàqal bëri na suñuy ordinateur suñuy télévision. coono bu métti la ñu jot ci canal bii taw bi su tawee dinañu am problème gis nga dañuy inondé toujours te canal bi li ñu si gën a tiital nag mooy dafa am ay kii yu ubbeeku ay tranche yu ubbeeku. comme man handicapé laa xam nga samay tànk baaxul il faut ñu dimbali ñu suñu nit sóor ñu man su xasee ba tiisu baa jot dootuma génn ndax ragal. askanu cité Bastos 1 nag sàkku ci nguur gi mu jublu ci setal ak toppatoo seen canal boobule. pour ndimbal daal lañ ci bëgg. xëy na yéen fa ngeen joti ñun joti wuñu fa loolu la ñu bëgg même bu ko seen loxo jotul dem yéen seen lamiñ fa mu jot suñu lamiñ jotu bi ngeen dimbali ñu ci loolu ku fi jaar ak jootu nañ la ko. gouvernement du Sénégal nag war nañoo taxawu ndaxte ndox yi jógee depuis VDN ba Castor Derklé yëpp fii lay wàcc si te canal bi ne joue plus son rôle donc ñuy ñaan autorité étatique yi daal wax dëgg yàlla luñ ci mën ñu jàpp ko ndax sonn nañu affaire bi mi ngi ëpp loxo booleeg maladie yi ndox yi di àndal xam nga at xale yi ndox mu taab yi booleeg ndoxu bouché yi sax léegi da ciy àndaale bu ko defee feebar yi day yomb xale yi mag yi. Macky Sall ci moom laay commencé comme moom mooy suñu président ñu koy ñaan mu dimbali ñu ak suñu maire yi ñu wër foog ñu tegal ñu giri bu normal boo xam te ne suñu dëggee duñu daal suñu canal bi risque kese la. ca cité Bastos 1 nag ña fa dëkk tiit loola ci seen wérgu yaram ndax canal gu ne fàng fees dell ak yoo rawatina xeet gu bon nga fa nekk.
Rokhaya Ndour bëgg a dem taxut a dem mën a dem moo lay tax a dem ñi ñoom donte le sax bëgg nañu ko te it mën nañu ko waaye ay jafe-jafe yu tar moom la ñuy jànkonteel ngir ziare ji ren ji gën ji mbindeef Muhammad alayhi salaatu wasalaam leen ci agence de voyage privé yi dañoo laxas jaan ci njëgu bii yóbbee askan wi yëkkati seen kàddu di koy metti lu teg ci saako ci nguur gi mu xoolaat décision bi mu jël ne dafay privatiser aj gi Mamou Diaby Gassama Aliou Balde reportage. nguur Sénégal daa jox doole loolu privé bi ci wàllum aji makka ci fukki junni ak téeméer sénégalais ñu war a dem makka benn junni rek moom mooy aw ci commission bi ñu dénk wàllum pèlerinage fii ci biir réew mi yëpp privatisation bi am na ay ngëneel waaye tamit am na ay tolof-tolof bu ñu sukkandikoo ci oustaz Gora Seck di njiit ci benn agence de voyage privé. privatisation bi lu baax la état bi joxe na ko ci moment bi mu ko war a joxee. bi nga xam ne mooy interlocuteur bi nga xam ne mooy interlocuteur état bi moom la fi teg mu war a réguler war a superviser et te balaa muy def loolu dafa waroon nettoyer il a mal nettoyé ni mu waroon setalewuñu ko dafa mel daf ko gën a tilimal. xamoo kan mooy kan parce que ñi nga xam da nga leen war a former ñu amoon yenn avantage yi mu ñu am yenn expérience yi nga war leen a wàññi seet ñi nga xam ni ils sont un peu informels. nga wax leen ñu jéem a xool nu nu toogaatee. avantage bi moom mooy bu ñu privatiser day gën ci état bi ndax day wàññi ay charge am te état bi war na am yeneen préoccupation lu dul pèlerinage daf ko war a superviser rek régulariser ko bàyyi ko ñi nga xam ne ñooy acteurs yi fi nekk muy ay sénégalais. Mamadou di ab ujaaj mi ngi méttilu njëgu billet yi lu mu chéré. nag xaw na métti quand même par rapport du question billet bi kese ak kii ak yooyu comme boo demee am na yeneen charge yu la fay war. ak yoo xam ne aussi fii aussi il faut nga bàyyi ko fi quand même je pense que nuñ ko mën a gën a yombale pour que Sénégalais yu bëri gën a mën a dem. qu'on ait même des personnes qui ont déjà leur billet et qui ne veulent pas partir parce que les frais sont tellement élevés. ci wàllum frais de service oustaz Gora Seck di ci indi ay leeral. prix ça dépend du service privé bu nekk ak service bi muy joxe. nit ki aussi service bi nga ko wax na nga fexe rek boo demee nga jëm ko matal. lu ci matul it nga mën a waxtaan ak moom mu xam ni matul bu ëllëgee nga mën ko matal loolu la service yi bokkul moo tax prix yi différé. du yàgg dara ñenn ci jullit yi danañu dem matali juróomeelu ponk diine l'islam ni ki sax ñoom ñu ngi dundee yaakaar ni mën na am danañu dem ca dëkk ba sell ba ci anam yu mucc ayib waaye privatisation bi mi ngi woy di gën a am doole waaye lu nu mel du sénégalais yépp la arrangé. Mamou Diaby Gassama ñu dellu wax ci bëccëg bi nga xam doon nañ ko magal ni ki altine ji ñu génn daal di koy jagleel wàllu éducation leneen nag ci acteurs yi yëkkati seen i kàddu kon daal di ñaawlu anam bi nga xam moom la ñuy màggalee bés bi lee bu dee nag ñi nga xam ne ay jàngalekat lañu nee nañu balaa nga ñu naam da nga fay nekk ñoom taluñu feetu jafe-jafe yi nga xam moom la ñuy jànkonteel seen wàllu liggéey doy na leen sëkk ak barke Abdou Khoudos Diallo amal na ci ab taxaw seetlu ñu teewlu ko. at bu nit ñu célébré bés bu ñu jagleel njàng mi ak njàngale mi ci àdduna wërngal këpp fii ci Sénégal ay parents d'élèves ñu ne niñ koy célébré gis ñu ci seen bopp. si sunu association jàpp ñu ne que journée bi ni ñu ko waroon jox kiiwam gëddam joxuñu ko parce que yaakaaroon nañu ne journée tey bu mel ni bu amee importance nii waroon nañu toog di si discuter. waaw di ci waxtaan di xool li jéego yi ñu ci def ak fi ñu ci toll ak fi ñu jëm mais malheureusement constaté wuñu ko. bés boobu nag ñu jagleel ko njàng mi ak njàngale mi waaye enseignant yi daal di ne bés boobu mu mel ni ci ñoom ay caaxaan. journée boobu bu fekkee dañ koo jàpp pour sargal njàng mi ak njàngale mi ak jàngalekat yi jàpp nañ ni ñun affaire caaxaan la. affaire caaxaan la parce que fii ci Sénégal xëy na meneen réew mais fii ci Sénégal moom ñun jafe-jafe yi jàngalekat yi dudd ñoom jafe-jafe yooyu jàngalekat yi mun ñu koo boole ak feetu. loolu nag ñi nekk ci ministère bu éducation nationale xam ko moo tax ñu ne dinañu jéem a xoolaat ni ñu koy célébrer fii ci Sénégal. waaw journée bi xam nga lu am solo la puisque at mi yëpp bis bu nekk dañ ci war a célébrer am njàng parce que njàng mooy yore réew. jàpp naa ne aussi journée bi war nañ ko gën a fullaal war nañ ko gën a faydaal mais aussi ñi koy organiser ñoo war a xam ni éducation nationale moo ko seq ak formation professionnelle et technique mais également ak enseignement supérieur. ci loolu sax ministère bu yore njàng meek njàngale mi di rafetlu année scolaire bi ñu génn nii. année bi quand même amuñu benn perturbation bon li ci ñuul rek mooy affaire fuite yi
ak affaire vraiment li ñuy wax tricherie mais loolu état bi incha allah comme xam na ko jàpp naa bu déwénee dañ ko saafara ba du am. ndax am na ñuy wax séminaire de pré-rentrée nga xam ne bala ñoo ubbi école ministre de l'éducation nationale Serigne Mbaye Thiam day dajale jàngalekat yëpp fële ci sare ñëpp ñu waxtaan pendant ñetti fan ñu waxtaanee problème yi waxtaanee difficulté yi ñu xam ne ñun ak syndicats yi ak parents yi ak élèves yi ñoo bokk l'école bi bu ko defee loolu lu baax la. parallèlement aussi wax naa ne ni président de la République jël na ay mesures yu bari pour lii wàllu rappel wàllu seen acte d'avancement waaye aussi seen i payoor mesures yu bari président jël na ko ci ay milliards def ci njàng mi pour que véritablement enseignants yi chaque année ñu avance seen carrière gën a gis seen bopp ci njàng mi. mu nekk ak jéego yi nga xamante ne ñi bootu ci kuréelu syndicaliste yi di ne boo moytul sax déwén duñu may dara nguur gi. Sénégalais yi ñoo ni at mu ne yéen seen grève yi dafa bari comme seen grève yi dafa bari moom moo tax ren ñu décider suñu bopp ni ren duñ grève pour xool ndax pour won Sénégalais yi ni ñun jéem nañ pour def tout pour bañ a grève ren xool ndax état bi moom dana def li mu war a def ak ñun mais li mu déggoo woon ak ñun dara la ci deful France daal di xëddeen ñun li ñu jàpp mooy ba tey jii ba analyse bi ñu mën a def ci situation mooy jàngalekat yi ñu ngi jàngale ci ay kirtinding ak ay sàkket ci àll bi di tawte beneen bi mooy li ñu jàpp mooy ñun jàngalekat yi ñi nga xaar ñu fay leen seen rappel en intégration te kenn fayu leen lu mat ay fanweeri junni jàngalekat ñi ngi fi toog di xaar kenn fayu leen bilan bi baaxul ren dajaloo gi daan def pour ñu nuy nax weer wu ne ñu dajaloo Serigne Mbaye Thiam wax ba doyal buñ paree ku nekk dellu tel la ñu wax dara duñ ko jëfee loolu la ñu wax ne dina jeex bu déwénee incha allah moo tax ñun fédération des syndicats d'enseignants dañu pare pour jàmmaarloo ak ñun. année scolaire nag 2017-2018 biñ dëgmal mu nekk ci veille élection présidentielle boo moytul dana nuroo ak année scolaire bu 2011 bu fekkente ne nguur gi respecté wul seeni engagement. jaajëf Abdou Khoudoss Diallo ñu ngi lay sant di la gërëm delluwaat fële ca Touba lañ fi waxtaanee jamono ji moo di teelawaayu kilifa diine yi ci langu politique bi. buy jenn ji jàppee ne loolu yi dara nekku si kilifa diine yi war nañoo dugg ci politique bi ngir soppi anam bi nga xam ne ni moom la ñu koy defee ñeneen ñoom gisee wuñu ko noonu politique ak ni ñu koy doxalee fii ci Sénégal rafetul ab sëtu Serigne Touba di ci bokk dañuy dem ca Touba fekk fa Modou Matar Sarr. fitna ak coow gi ñu nemmeeku ci langue politique gi ci Touba ci bésub wote yi tax ñu bëri di lam-lamee ndax sëriñ si war nañoo sóobu ci langue politique gi am déet. coow li bëri na am na xeex am nay xuloo am na ay bureau de vote yu ñu yàq am na ay bulletins yu ñu xotti ba tax na ñu bëri dañu jàpp ne kilifa diine yi doon war a génne seen loxo ci politique bi man dama gis ne tey lañ ci war a gën a dugal seen loxo li tax ma gis loolu mooy politique bi dafa yàqu daanaka bu ñu waxee kii dafay politique rek dafa am lu ñu koy askanale kon nag yàlla na tey jii ñi nga xam ne seen loxo dafa set ñu dugal seen loxo ci politique bi ndax politique bi mën a jëriñ askan wi ndax politique bu ñu koy def nag ngir mu jëriñ askan wi kese la lii am Touba muy xeex yi ak xuloo yi man jàpp naa ne tey jii la politique kilifa diine yi war ci gën a mën a dugal seen loxo ndax ñun ñoo war a yar askan wi. am nañ seen kàddu goo xam ne war nañ ko yëkkati ci li nga xam ne moom la dëkk bi di doxee donc kon ñoom ñu dugal seen loxo yàqul dara. dugal googu seen loxo sax dina tax ba nga xam ne li nga xam ne moom moo waroon nekk jëye dina gën a wàññeeku ndax ñoom ay ñoo xam ne mbooloo dañoo topp seen gannaaw biñ demee ba nga xam ne jëye mën naa am bu ñu yëkkati seen kàddu loolu yi mën naa nekk lu saafarawu. kilifa diine ak politique man yaakaar naa li ma ci wax mooy ànd naa ci ay conditions. bu fekkente ni si way politique bi kilifa diine bi duggul ci politique bi booba faw mu obligé di daw ci ginnaaw politique bi ndax yu bëree bëri balaa ma ko am ka doon def politique moom moo falu moom moo ko mën a defal kon yaakaar naa ne kilifa diine bi war na mën a def politique. ñeneen ñi ñoom dañu gis ne politique ni ñu koy defee ci sunum réew ñaaw na sëriñ si di ci sóobu. ak politique ni ñu koy dundee ci Sénégal. politique ni ñu koy defee ci Sénégal ñaaw na ci am mbàkke ñu ni yow kilifa diine moo la meññ sa maam bokk nañ ci ñi samp l'islam ci Sénégal sa maam bokk nañ ci ñi xeex ñi nga xam ne ñooy nasaraani Sénégal ba diine l'islam meññ ñu lay gis ngay dugg ci politique Sénégal sàcc la luñ la jox nga xool loo ca randa def ci sa poos politique boo ci duggee da nga wax lu dul def est-ce que sàcc ak wax lu dul def l'islam daf koo daganal damay laaj jullit yi bu ñu demee ba nga xam ne waxante du ñaaw tamit mi ngi am parce que politique boo ci duggee ku nekk day tam sa morom
waxante lu ñaaw warut tukkee ci koo xam ne danaa yaakaaree yow nga doon royukaay koo xam ne danaa yaakaaree ëllëg nga toog fa nga xam ne fa la ñu jiite yoon wa toog. boo gisee kilifa diine yi njëkk yi muccoon ci ñooñu politique yi mooy dañ daan bay di dundee di liggéey samp ay daara waajal xale yi ci lislaam waajal xale yi ci li nga xam ne mooy ndigali sunu borom bi mais tey est-ce que ñiy def politique am nañu temps boobu dama ni déedéet. politique nag ni ñu koy defee ci sunum réew dem sax bay jur ay xiiroo ak i ŋaayoo am sax ay kilifa diine yoo xam ne seen diggante day dem ba dootul rattax ci fàttali nag wootey fanweeri fan ci weeru juillet bii ñu weesu am na ay bureau yoo xamante ne tojoon nañ ko ci université Baylaat amoon na ay jàppante ci diggante ndaw opposition bi ak ñi féete ci nguur gi ca quartier Guédé mu jur sax am ñu teg loxo ci ñaari wàll yépp. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. jaajëf Mamadou Makhtar Sarr mbokk yi kon ci foofule ci la ñuy tàbbise ak yéen ci xibaaru bitim réew yi soxna Roqay Ndour lañ ciy àndal. ca Congo Kinshasa takk der ya teg nañu loxo ñi di secte bu Bundu Dia Congo li ko waral nag mooy ni dañu leen di tuumaal ni ñoo amaloon niki altine bi ñu weesu ab cong foofee ca capitale bu République démocratique du Congo ba lu tolloo ko ci fanweeri doomu aadama ñàkk ci seen bakkan bu ñu sukkandikoo nag ci ki yor kàddu police bu République démocratique du Congo defkatu ñaawteef yooyu lee bëggoon nañu sax nag def ab déclaration ci télévision national bu Congo. ay cong yu bëri nag nemmeeku nañu ko ca dëkk yu bëri féetee ca Kenya ay cong yu bëri nag nemmeeku nañu ko ca dëkk yu bëri féetee ca Kenya ba ñu amalee ba noppi seeni élection présidentielle li ko waral nag mooy kii di opposant bii di Raila Odinga nanguwul benn yoon résultat yu provisoire yi commission électorale bu Kenya joto génnee kii di Raila Odinga nag di ñu xamal ni ba tey ni élection yooyu lee ba mu dooree ba léegi ay fraude yu monumental lañu ci nemmeeku. réewum Amérique nag moo ngi ñaan touriste yi nekk ca Île de Gam ñu dal bu baax ndax Corée du Nord taxaw na tembe ne dina amal ab cong ca île boobule féete ca réewum Amérique bu ñu sukkandikoo nag ci agence de presse bu réewum Corée du Nord Pyongyang sañ na sànni lu tollook ci 4 missile ci biir réewum États-Unis comme kii di seen président Donald Trump xamul waxtaanee ay jafe-jafe yu am ci diggante ñaari réew moom ñëpp xam nañ ni léppam démonstration de force la. benn baat ci wàllu tàggat yaram laata kon ñu dikk yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi di réew ko doole ko kon afro basket féminin di coupe d'Afrique boobu nga xam ñu ngi ko jagleel jigéen ñi sunu gaay yi nag démb lañu amal seen waajtaay gu mujj waaye nag buñ sukkandikoo ci ki nga xam moom mooy tàggat équipe bi ñoom daal am nañu mbégte gu rëy ci tournée bi nga xam ni wala doon nañ ko amal fële ci Europe lu jëm sax ci jongante ci waajtaay googe soxna Nafi Amar Fall lañ fa yebaloon. gaynde yu jigéen ñi di tàggatu ci wàllum basket jóge nañ Europe gannaaw bañ fa amee ab lël ñeel ñaareelu pàcc wàccaayu lii di afro basket ci boobule lël sax ñu amaloon ci 3 match xarito yoo xamante benn ndam lañ ci am ak ñaari défaite li ni mel Moustapha Gaye di ko rafetlu bu baax. bilan bu baax parce que moi j'ai am naa yaakaar ci liggéey bi ñu def foofu que équipe bi mën na def lu baax ndax préparation bi 3 semaines ñu def Europe. conditions yu baaxoon na état d'esprit xale yi ils ont liggéey nañu bu baax a baax wax dëgg yàlla plus maintenant tournoi bi donc am nañu yaakaar. benn semaine cote des ci ngir ñu war a dem fële ca Mali ñeel afro basket bi mu mel ni fukki gayndeek ñaar yi fa war a dem léegi ñu xam leen ndax lu tolloog fukki gayndeek ñeent donc ñoo daal di tàggatu ci bile entraînement. Oumou Kalsoum Touré et Dado Faye et peut-être demain ou après-demain 2 autres vont sortir de nous et c'est comme ça. xëy na moo ñu manqué te ñu ngi liggéey ci poste boobu pour am ay solution mais vraiment macha allah ñëpp ñu fi esprit bi baax na. mu ne mënoon nañu apporter lu bëri ndax cadre la ci équipe bi mais am nañu aussi ñeneen ñu koy ñuy liggéey place am pour ñu bañ ko ressentir trop. Sénégal nekk ci poule B bi entraîneur bi di xam ne ni jox gëdd adversaire yi dina tax Sénégal mën a génn ak ndam ci bile jongante. damay am confiance toujours may dugg ci mbëbët moom dama ci wóolu sa bopp toujours mais le problème mooy damay am tuuti damay desal tuuti parce que confiance boobu baaxul
da ngay jox cër ñi ngay war a dajal respecté leen pas ragal mais respecté leen et puis bu waxtu ba jotee rek ñu def lépp lu ñu war def. jàpp ne am na juróom wala juróom benn équipe yoo xam ne ku ne mën ngaa aspirer au titre de champion donc bii Afrobasket dafa relevé te dina métti mais nañu jàpp ne aussi ñun tamit am nañu ay argument te dañ fay dem pour imposer wu. ay fan yu néew moo ci des ngir Afrobasket bi daal di tàmbale mu fas yéene door fukki fan ak juróom-ñett ci weerub août bi ñu nekk ci bile entraînement yi nag gaynde yu jigéen ñi daal di nañ tàggat seen yaram waaye itam wane ni seen xel dal na bu baax. Nafi Amar Fall dalal Abdoulaye Bopp mu dikk ak ñun ci li ci yéen kay yi. dal leen ak jàmm na mu bindook na mu doxee élection législative yi ñu weesu Abdoulaye Wade ne kontaanu ci benn yoon ay kàddoom ci Walf Quotidien njiital coalition gagnante Wattu Sénégal ci janoom ak taskatu xibaar yi Abdoulaye Wade ne yooyu la élection législative nañ ko duppee neneen waaye doonutoon élection ndax amul lenn lu ci aw yoon doore ko ci mbirum organisation ñenn ci askan wi wote jafe woon lool ci ñoom ndax ñàkkum carte électeur ak ñàkk a gis seen bopp ci fichier bi Abdoulaye Wade ne bokk na ci leneen lu mu seetlu ci bile wote tànneefu député ay électeurs yi ñuy tuxal jële leen ci bii bërëb yóbbu leen ci beneen te waruñu fa woon a woote njiital coalition gagnante Wattu Sénégal ne résultat yi ci tukkee xel mënu ko nangu leneen ci ay kàddoom ci Walf Quotidien moom njiital PDS Abdoulaye Wade ne xel xalaatatul ñu bokk ci élection goo xamante ne njiitu réew mi Macky Sall ak Abdoulaye Daouda Diallo jaww gi ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi ñoo koy saytu wala ñoo koy doxal Wade ak ñamu àndal ne dootuñu seetaan li ni mel dàquñu sax ba du mooyu élection présidentielle 2019 ay kàddoom la ñu fekk ci biir yéene kaay bi di Sud Quotidien moom njiital coalition gagnante Wattu Sénégal Abdoulaye Wade mi gis ne élection législative yi ñu weesu fraude la maanaam jalgati càcc gu metti moo ci am mascarade électorale la Abdoulaye Wade lépp la jël sippi ko njiitu réew mi Macky Sall ak nguuram ne ñoo awul ci yoon ñoo doxalul ci yoon lu ko dalee ci ndorteel ba bennoo ne keroog ñuy wote amul lenn lu ca sotti njiital PDS ne am na ci ay électeurs ya ñu jëlee ca Gambie ñii ñu jëlee leen ca Guinée Bissau ña ca des ñu jëlee leen ca Mauritanie ngir ñu mun a woteel njiitu réew mi Macky Sall ak coalition Benno Bokk Yaakaar Sud Quotidien bi le doxalin tax na ba coalition Wattu Sénégal ne dootuñu bokk ci élection goo xamante ne nguuruk Macky Sall koy saytu yéena kabi di le témoin dal di ko feelu ne Abdoulaye Wade wax na njiital coalition gagnante Wattu Sénégal dal dina seppi njiitu réew mi Macky Sall waratul saytu élection rawatina jawri ngi ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi Abdoulaye Daouda Diallo ñoom ñaar ñëpp a laaj bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Wade fekk jëlewuñu kilifteef ga ci seen loxo PDS dootul bokk benn yoon ci élection présidentielle leneen la mu yëggee askan wi moom maître Abdoulaye Wade xam le ne dañu génne ab téere maanaam livre blanc ngir mun caa jukki jafe-jafe tënk processus électoral bi yéena kaa bi di Vox Populi di ñu xibaar ne Abdoulaye Wade njiital PDS pare na ngir du mooyu njiitu réew mi Macky Sall ak nguuram ci élection présidentielle 2019 gi ñu jëm bu fekkee ne moom njiitu réew mi ak ñamu àndal ñooy bëgg di saytu élection ci réew mi Abdoulaye Wade ne li ni mel duñ ko seetaan te dootuñu bàyyi benn yoon njiitu réew mi Macky Sall muy saytu élection Wattu Sénégal ne élection législative yi ñu weesu mun nañ ko tuddee neneen ba mu des élection Mamadou Diop Decroix joxe ci xalaatam ne neexul ba neexul waaye jalgati moo ca am Mamadou Lamine Diallo bu mouvement Tekki bokk ci coalition gagnante Wattu Sénégal gis ne njiitu réew mi Macky Sall dafa bugg a akimoo démocratie moom ak njabootam daal di ko xañ sénégalais yi waa Benno Bokk Yaakaar seen kàddu ci Vox Populi daal dinañu tontu Abdoulaye Wade gis ne lii di kujje politique bi dañoo ñàkk ba pare teg cee ñànki Pape Mawa Diouf bu coalition Benno Bokk ci enquête xamle ne ku jeeg politique bi waxaleen dese wax na ci biir yéenekaay bi moom jiitu réew ba woon Abdoulaye Wade jot naa fippu xamle ne élection législative yi ñu weesu fraude ko lal càcca ko lal Abdoulaye Wade ay wax Les Échos ne ma ngi cay jukki jafe-jafe yi ci am maître Abdoulaye Wade ak ñamu àndal ne pare nañu ngir seppi seen loxo ci bépp élection goo xamante ne njiitu réew mi Macky Sall ak nguuram ñoo koy saytu ëllëg leneen ci ay kàddoom moom jiital PDS ne bu ñëwatoon ci bile woote kon yëf yi demee neneen Abdoulaye Wade ne ci élection gu jaar yoon njiitu réew mi Macky Sall ak coalition Benno Bokk Yaakaar waruñoo xalaat sax jël ñetteelu place kon daare lañ doon jël Mamadou Lamine Diallo daal di rafetlu taxawaayu Abdoulaye Wade gannaaw njàmbaaram ak fitam yéen a bi di 24 heures xëy samp ab laaj ndax newul ne dañuy bañ a bokk ci élection présidentielle 2019 ana lu tax Abdoulaye Wade discours am démb wute lool ak discours am yewoon ñu bari am fuñ ko doon xaare te àdduwu ca njiital bokk gis-gis Pape Diop xam le ne jaru gi ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi Abdoulaye Daouda Diallo na able na tekki ndombol tànkam ne ko munul bawoo lu yàqu yewa Mamadou Diop Decroix gis ne foqat ci
déggantaan moo am ci yile woote maître Amadou Sall daal di joxoñ baaraamu tuuma administration territoriale ne ci waawu njiitu réew mi Macky Sall la ñuy dox Ousmane Sonko wax ci ne neexul ba neexul waaye njiitu réew mi Macky Sall ci jamono yi ñu toll waratul nelaw ba yandoor ndax dooleem demeetul ni won nañu ginnaaw njiitu réew mi Macky Sall ak nguuram bu ñu sukkandikoo ci Ousmane Sonko yéene kabi di Le Quotidien di ñu xamal ne Abdoulaye Wade soobu na ci campagne électorale geneen ñaawlu na njuree fi tukkee ci élection législative yi ñu weesu gis ne du coalition Benno Bokk Yaakaar moo gagné yi le woote ne jalgacee da cee feeñ dañoo mbuxum moom maître Abdoulaye Wade ne dootuñu participer dootuñu bokk ba mukk ci élection goo xamante ne njiitu réew mi Macky Sall ak ay ñoñam ñoo ko taxawal ñoo ko jiite njiital Pastef Ousmane Sonko ay kàddoom ci Le Quotidien Ousmane Sonko ne njiitu réew mi Macky Sall warta bàkku ndax résultat yi mu am dëppoowul ak yoon leneen lu dëppoowul ak yoon te Ousmane Sonko jot ko wax ci biir yéene kabi di Walf Quotidien di koppar yañu ne moom la nguur gi dugal ci train express régional tollu ci 568 milliards Ousmane Sonko ne déet wute lool ak li am ne buñ ko xayma nguur gi dugal na ci train express régional lu ëpp junniy milliards réew mi Quotidien di ñu xamal ne njiitu réew mi Macky Sall yeewootul Ndakaaru jël na vacances ma nga bitim réew yéene kabi gis ne coow li am ci kujje politique bi ak ñaxtu yeeg résultat yañu ne demeewu ni yéene kabi ne dina jafe lool njiitu réew mi Macky Sall mun leen a dégg ndax tal na leneen ma ngay vacances Walf Quotidien ne gannaaw bu mu gërëmee delloo njukkal jaajëfal sargal jawru ngi ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi Abdoulaye Daouda Diallo njiitu réew mi Macky Sall ne Abdoulaye Daouda Diallo liggéey bu jaar yoon moom la amal ci élection yi ñu weesu yéene kabi gis ne njiitu réew mi Macky Sall ma ngay rafetlu lu awul ci yoon ma ngay rafetlu pagaay yéene kabi ne xanaa dafa fàtte ne lim bu takku ci ay sénégalais mujj ñoo wote ndax ñàkkum carte électeur biométrique xanaa dafa fàtte li xew keroog di jéeya ca stade Demba Diop lu toll ci juróom-ñetti bakkan rot ca xanaa dafa fàtte li xew yàggul ca Daaka bu Medina Gounass xanaa njiitu réew mi Macky Sall dafa fàtte ñàkkum kaaraange gi Ndakaaru di dund ana lu tax muy sargal ku jarta sargal yéene kabi ne ana ci ban réew la ñu nekk Walf Quotidien gis ne kon ëllëg mun nañu xaar njiitu réew mi Macky Sall sargal njiital office du bac gannaaw fiit gi am ci baccalauréat ren ji mun nañu xaar ëllëg njiitu réew mi Macky Sall sargal njiital stade Demba Diop gannaaw bakkan ya fa rot ñu dem ci yéene kabi di direct info direct la def tey ba ca Touba dañu dégtal la fa xewoon ci coow ci élection législative yi ñu weesu yéene kabi ne Serigne Assane Mbacké man ca teg loxo laaj daal di sampu diggante Serigne Assane Mbacké ak administration territoriale ñoom ñaar ana ku ci juum direct info ne lu aju ci mbirum Ami Collé Dieng Alioune Tine ne juumul la mu wax ayut ndax ci campagne électorale la ñu newoon waruñu ko teg loxo yéene kabi di l'Observateur ne fukki ndaw ya ñu teg loxo ca Wokam gannaaw jéeje woon ca stade Demba Diop yéene kabi ne yooyu leen ndaw ña ngay wutali chambre criminelle maanaam fa ñuy atte reykatu nit ñi foofee lañ leen nara atte yéene kabi di suñu lamb xëy géewal Modou Lo Lac de Guiers 2 Moussa Gningue bu Fass wax na ci ne ci googule combat faw ñaari mbër yi dem waajaliwaat seen bopp dem defaruwaat dem xooliwaat seen cumikaay xooliwaat seen sëriñ ñu xool lu yéene kabi di réew mi Quotidien xëyee doon lu yéeme lool ma nga xewee ca Linguère yéene kabi ne ab xale bu jigéen bu toll ci fukki at ak ñeent moo topp faram ba ca këram ba jot faa fanaan ba ëllëg sa mu doog a ñibsi doon lu jaaxal lool ay nijaayam yéene kabi ne ca la ñu jël xale bu jigéen ba daal di ko dóor ba mu ne nem loolee nag doon lu mer lool xale bu jigéen googule toll ci fukki at ak ñeent ca la jël lii di ordre sawel daal di ko xelli naan yéene kabi ne bakkanam newoon ci xottu gerte waaye hôpital la ko mujjee sowe ci xaru ga mu bëggoon xale ba ne kenn du ko xañ ka mu bëgg. jaajëf Abdoulaye ñu ngi lay sant di la gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax ajaratu Penda Diallo Guèye mi fare woon ci xarale gi réalisation El Hadji Ousmane Sène yéen doog jàmm